jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine moo di lislaam bi fi doon aw dundin jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine. su ngeen bëggee di jot suñuy vidéo saa su nekk da ngeen di abonné ci chaîne bi bës cloche de notification bi daal di aimer vidéo bi. waa mbokk yi comme indi nañu leen wax yu borom xam-xam yi ci ñoom ni ñuy firee ilmul kalaam ñu daal leen ne waxatame ñan ñooy ahlu kalaam ak fan la bàyyi ko pour dugg l'islam comme ni ma leen ko expliquer indi jàppee ne xam-xam kalaam boobu ci boppam ab bidaa la ak tamit ñoom seen taxawaay ak fan lañu wuutee ak alquran ak sunna am na lu ñu doon expliquer ak yéen léegi dinañ ñëw dugg ci beneen ne waxtaan bi nga xam ne moom mooy sababu waxtaan bi mooy waxu bi nga xam ne moom la Moustapha Sylla wax ne dina imam Ahmad dafa taraajo ci ŋaññi bi mu doon ŋaññi ilmul kalaam mais ñun ñëpp xam nañu ne Moustapha Sylla mubtadi la nitu bidaa la Moustapha Sylla te nitu bidaa boo gis il faut nga gis ci moom ay melokaan yi nga xam ne borom xam-xam loolu la ñu wax ci mubtadi yi te képp ku xoole Moustapha Sylla da ngay fekk ne am na yu bare ci melokaan yooyu bokk na ci melokaan yooyu noonu dafa bare ci tanaaqudu lu muy weddi boppam te tanaaqudu bu bare mooy ñàkkum xel xam nga ñàkkum xel bu nekk ci tasawuf soo ko boolee ak dof bi nga xam ne moo nekk ci ilmul kalaam yow soo amee ku lay yërëm bu baax dafa war a yóbbu ci hôpital yi ñu faju la tanaaqudu min simati ahlil baatil loolu dama bëgg ngeen xam ko te amuñu jombuñu ñoom ne tanaaqudu ci benn jotaay bi nga xam ne moom ngay wax nga def waxu joo xam ne day mabb li nga xam ne moom nga waxoon léegi mais tamit wala nga jëfu joo xam ne li nga doon weddi loolu nga def te loolu dina leer su ñëwee ci ay waxam bokk na tamit ci melokaanu ahlul baatil te mu ngi ci Moustapha mooy battre kalaam di jële waxu nit di ko changer yóbbu ko foo xam ne moom du loolu mooy jubluwaayam parce que waxu su ñëwee ci benn silsila soo ñëwee dagg beneen façon daggin boo xam ne wax maana bi dina changer complètement am na façon dagg boo xam ne du changer moo tax ne nit ñi borom xam-xam yi ulama ahlu sunna wa xaasa ahlul hadis al muhaddisun dañuy saxal ne nit mun nga ixtisaaru hadis ixtisaar la boo xam ne xayra mu xillin mais ñoom ñëpp dépp nañu ne lii day araam su fekkee ne da nga ixtisaar waxu nit mu indi xalalu ci déggin waxu jooju wala mu changé maana yóbbu ci loo xam ne kiiwul te bu boobaa loolu suñu waxul ne day fen mais dañuy wax ne day tappale wala day tadilis te loolu baaxul te moom loolu la def ci mbirumu imam Ahmadu fii nii c'est-à-dire dafa tanaqud ba pare ñëwaati encore di battre waxu ji nga xam ne foofu la buggee baase woo pour saxal li mu saxal beneen bi tamit mooy li ñuy beneen melokaan bu nekk ci ñoom mooy wóoru lu wér ñoom wóoruñu lu wér c'est-à-dire ahlu sunna ñoom lu wér la ñuy wër mais ahlul baatili daayima li ñuy wër mooy lii fekke naa ko ci téere sangam te Moustapha loolu la def fii
ndeysaan mus naa gisi benn waxu si ibnul qayyim zawji ibnul qayyim al jawziya rahmatullah alayhi si baabu iman mu fekke foofu benn hadis boo xam ne mawdu la ndeysaan di askano hadis boobu si yonent bi alayhi salaam al iman qawlun wa amal comme ça wa yazidu wa yanqusu ñu mel noonu daal ibnul qayyim nee na lii bokkul si suñu yoon su fekkee ne dañuy islaalo ay abatili lii day dëgëral suñu maga mais loolu duñ ko def parce que amul benn njariñ nga fekke waxu boo xam ne sa wérul kon jarul nga sukkandiku ko pour défendre sa kii wala bala ngay jëli benn wax di ko layoo wala di ko dëgëral sa bopp gëstul d'abord ndax wér na wala wérul mais ahlul baatil parce que mënuñu am dëgg bu leen di défendre moo tax ne toujours dañuy jël ay abatil ay fen ay tadlisaat pour jéem a saxal seen pas-pas loolu la Moustapha defu si waxu bi nga xam ne kenn xawma kan lay radd nee na moom lay jéem a radd parce que moom dafa indi ay waxu imam Ahmad bi ngañ ñi ilmul kalaam mu bëgg weddi ko ku mu ne même su fekkee ne imam Ahmad waxoon na waxu jooju mais da si génne dinañ ko déglu incha allah pour ñu xool tàppal yi nga xam ne waa ji defu na ko ak leeral leen ne lépp lu muy wax si buntu boobu dara du si dégg mais daa fekk ay waxu rek imma xamul waxu ji fan lay bàyyi ko wala xam na ko bu baax mais tàppale moo ko foo yóbbu ak ñeme yàlla ak ñeme yàlla pour ñu ne rek Moustapha radd na diw même su fekkee ne li muy wax moom xam na ne du dëgg loolu mooy yoonu ahlul bidaa loolu mooy yoonu ahlul baatil te moom si ñoom la bokk wallahu almustaan léegi mbokk yi dama bëgg ñu déggulu Moustapha si waxu bi nga xam ne moom la wax fii nii da ngay gis ne am na lu mu wax si waa ji li mu tuxalee si xawma Abu Yaala moom si boppam même chose la def ba muy jëlee waxu bi nga xam ne moom la bëgg saxal jëlee ko si Ibn Muflih ñu déggul waroon na maa yàggal ci ndax wér na wala wérut asaar yi ndax daanaka Abu Yaala boo demee qaala Abu Imran samaat Ahmad la wax ndax wér na wala wérut ndax Abu Imran moom indi sanad Abu Yaala indi sanad ba bàgg Ibnu Batta moom taxañ même buy ne sanad wérut am na si sanad yoo xam ne am nañu ko indi si muy tudd waaye samaat jëddi nangam jëddi te gisuma ko taw feex jëddoom yooyu yëpp ma ni sën ci yow waaye jëru ko naa seeti naa jaar ak moom yoon bi gën a gaaw li nafru anna tilka al athar saxiixatun dañ jàpp ne wér na waaye après bu wéree lu ci topp dañ jàpp ne par exemple Ahmad ibn Hanbal waxoon na noonu dinaa ñëw ci Shaafi'i waaye gis naa ne gars yi Ahmad lañ gën a jéem moo tax mooy tàmbali ci Ahmad nañ jàpp ne Ahmad mas naa wax loolu waaye lu mujj demal ci téere Ibn Muflih al-Hanbali nee na wa ma tamassaka bihi al-awwaluuna min qawli Ahmada fa huwa mansuuxun qaala Ahmadu fi riwaayati Hanbal qad kunna na'muru bis-sukuuti falammaa du'inaa ilaa amrin maa kaana buddun lanaa an nadfa'a dhaalika wa nubayyina min amrihi maa ينفي عنه ما قالوا ثم استدل لذلك بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وبأنه ثبت عن رسله الجدال ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه باطل ولا سبيل إلى التمييز بينهم إلا بالنظر فعلم صحته kon Ahmad ilmu nazar da ko daa gëmoon ne am na loolu gëm dong moo ko mën waaw yeneen gisi ne fii nii mbokk mi nga xam ne moom lay radd nee na moom dafa jëlee waxu Abu Yaala wala keneen ki xaw ma Ibnu Batta dafa ne jaddi nee na
loolu xamule ndax sanadu boobu wér na wala wérul yaani dafa bëgg weddi wax jooju parce que moom xamule ndax sanadu bu wér na wala wérul mais soo xoolee diggante Abu Ya'la ak diggante imam Ahmad nga xoolu diggante ibnu Muflih ak diggante imam Ahmad da ngay fekkee ne Abu Ya'la moo gën a jege foofu ko ay ibnu Muflih mais moom ñëw na si waxu ibnu Muflih nee na qaala imam fi riwayati Hanbal léegi diggante ban sanadu moo nekk diggante ibnu Muflih ban sanadu moo nekk diggante ibnu Muflih ak imam Ahmad kon loolu ab tanaaxud la bi nga xam ne dafa nekk si ahlul bidaa yow yaa ngi wax ne Abu Ya'la indul sanad wala foofu sanadu boobu xamoo lan la mu nekk mais yow indoo sa parce que kii sa nee na jaddi mais yow sa waxoo foofu dara da nga ne rek fii riwaayat qaala Ahmad fii riwaayati Hanbal léegi diggante ibnu Muflih ak Hanbal ñaata nit moo fa nekk moo tax ni ahlul baatili daayima si tanaaqudu la ñuy nekk lii gàtt xel gënu ko wees parce que su fekkee ne am na xel tuuti dina wax ne li ma weddi fale de moom lay def fii kon mais comme amul xel bu nga xam ne moo koy permettre ne mu intibaahi ko pour mu bàyyi xel as tuuti si li muy def mun ko def mais weddi nafsul kalam bi nga weddi fale nga indi loo xam ne amul te même chose la defaat encore suñu continuer si waxu bi nga xam ne moom lay ñëwaat nañ ko dégul Ibnu Muflih wax ne li nga xam ne ñu njëkk ñi dañ koy jàppoon ci waxi Ahmad loola waxi Ahmad jooju dañ ko mën suufal bu ko tuddee Ahmad mu jox Hanbal ñi nga xam ne moom Ahmad ñoo fi nekkandoo woon li bokkum Ahmad moo nekk yi nekk Ahmad daa wax ne ñun kat dañ daan digle ku naan amuru bi sukkooti ñun dañ daan digle noppi waaye rek bu ñu woowee ci mbir moo xam ne nag mënut a ñàkk ñu jiñ ko mënut a ñàkk ñu leeral ci mbiram loo xam ne dana jiñ la ñu wax moo tax xëy na ñu dugg ca loolu teg ca loolu aaya bi ñëw ci alquran wax ni kat ñooñu ne nga daal jëkkanteeg ñoom ci li nga xam ne moo gën a rafet te it nee na loolu sax nag lu sax la ci werante yi ndax werante yi da ko ku leen xam ci seen taarix da nga xam ne lay xel moom bari na ci loolu ci seen wax ndax kii rek gëmagul daanaka boo koy wax naa alquran nee na lu ci ne nee na yow da ngay sonal sa bopp da ngay fexe moom ngëm la te fexe moom ngëm la nag booy wax ak moom daanaka ci ji daal nga mën a jaar waaye mënoo jaar ci leneen kon loolu wala ànd ko sabata àndu ci li ji daal kon Ahmad li mu tegtaloo mooy aaya bi ak werante yi niñ daan doxee noonu niñ daan doxee ñoo xal ci wàllum ji daal mu ne leen li ñuy wax dëgg la ci def bu dëgg te mënees ko xam ne diggante ñaar yi ñu ci ànnawa nee na loolu tax ñu xam ne loolu wér na waaye dama ci xalaal tamit indi na sanad ba ci Ahmad daal ne Ahmad nee na kitaab sunna xanaa indi na ko nee na Ahmad nee na kunna na'muru bis sukuti wa natruku al-xawda fi al-kalaami wa fi al-qur'aan falammaa du'inaa ilaa amrin maa kaana buddan lanaa min an nadfa'a dhaalika wa nubayyina min amrihi maa yanbaghii nee na Ahmad nee na noonu dañ daan digle noppi ak bañ a xuus ci ilmul kalaam. voilà gisoo fii tamit ba muy ñëwee si xalaal bu ne xalaal indi wax na ne Ahmad nee na léegi ana sanadu bu nekk diggante xalaal ak imam Ahmad est-ce que wax na ko fii nii tamit am na benn tadlis bu mag bu Mustafa def imma jaahil la xamul sax lan la borom xam-xam yi tegalee seen téere yi wala lan la ñuy wax wala moom moo ko tey gis nga fa muy waxee noonu si xalaali nee na xalaali indi na ko mooy riwaaya bi nga xam ne moom la Ibnu Muflih ni indi mais moom peut-être xam na loolu mu bëgg yaatal riwaaya mu daal di dagg mu daal di effacer Hanbal mais soo demee si téere xalaal waxu jooju moom la wax moom la Ibnu Muflih indi di ne fii riwaayati Hanbal waxu jooju soo demee foofu xalaal dafa ne Hanbal nee na mais Mustafa dafa ñëw di dagg Hanbal bi mu ne xalaal nee na pour gëmloo nit ñi ne
waxu ji ñaari riwaay ñaari façon riwaaya la bi riwaati xambal beneen bi riwaati xalaal loolu du dëgg mais comme nit yi su nekkee si baatil yëf yi baatil rek lay def te am na lu nekk foofu dinaa ko leerale te moom peut-être comprendre loolu tamit mooy ki istilaalu aaya bi mu def ko imam ahmad loolu tamit wérul waxu jooju sax du waxu imam ahmad mais nit soo xamul téere xamoo borom téere ni ñuy tegalee seen téere te sa yéene tamit baaxul genre yi rek ngay def wallahu almustaan donc comme fu mu nekk nii fii nii dafa defu tanaqut bu yoo xam ne yu garaaw la te di jaxasoo mbir yi nga xam ne xamul sa naka la tege mu wax loo xam ne du dëgg du wax imam ahmadu du imam ahmadu moo istilaalu aaya boobu noonu wallahu almustaan mais loolu li ko fa yóbbu imma ñàkk a xam téere waa ji ñàkk a xam nit ñi lan lañu tegalee seen téere wala rek am loo mun a yóbbaale kuy war li ma mun a yóbbaale nag mun nga foraatoo caaxaat nga yóbbaale ko comme moom nu mu ko defee ni wallahu almustaan léegi mbokk yi waxu bi nga xam ne moom la Moustapha wax ne dine Hamba ibnu Muflih moom moo ne imam ahmad dafa taraajo si loolu waxu jooju du dëgg du waxu ibnu Muflih boo demee si téere bi nga xam ne moom mooy al adabu shar'iyya ibnu Muflih dafa ne wa wajadtu fi kitabin li waladi al qaadi abi ya'la ذكر فيه خلافا في المذهب وكلام أحمد في ذلك قال والصحيح من المذهب أن علم الكلام مشروع معمور به وتجوز المناظرة فيه والمحاجات لأهل البدع ووضع الكتب في الرد عليهم وإلى ذلك ذهب أئمة التحقيق القاضي والتميمي في جماعة المحققين وتمسكوا في ذلك مع استغنائه عن قول يسند إليه بقول الإمام أحمد في رواية المروزي إذا اشتغل بالصوم والصلاة واعتزل وسكت عن الكلام في أهل البدع فالصوم والصلاة لنفسه وإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل من ابن مفلي dafa ne fekke naa benn téere bi nga xam ne walad qaadi abi ya'la yaani abu ya'la bi nga xam ne moom moo kii nii kenn si setam yi moo bindi loolu dafa indi foofu xilaaf bi nga xam ne moo nekkee al mazhabi hanabila si wàllu xam-xam ilimul kalaam am nañu ne mashru am nañu ne du mashru xam nga fii dinaa fi taxaw tuuti parce que mazhabu hanabila mutaaxiran am na ñoo xam ne si ilimul kalaam la ñu dem ñooñu noonu ñoom ñooy indi yenn mbir yi jéem a dugalee ko si mazhabu imam ahmad boo xam ne bokkul moo tax ne moom dafa ne fii nii mu ne ñi nga xam ne dem nañu foofu noonu muy a'immatu tahqiq kan la waa alqaadi ak tamimi yoon ñoom ak baqillaani ay xarit lañu tamimi yooyu noonu ñooñu noonu ñoom ñooy bindi seen téere yi dinaa ñëw si peut-être xaw na te wala beneen parce que affaire bi xaw na gudd pour ñu indi leen ahlul kalaam fen yi nga xam ne dañ koy teetale si imam ahmad ak ñenn yak yu bare si ay mati ahlu sunna wal jamaa peut-être loolu mën na nekk si jil sabu kii ne mais ñooñu ñooy jël yenn waxu yi di ko askanoo ko imam ahmad fekkee du dëgg donc waxu ji fii la tàmbalee ibnu muflih waxu waa ji mi nga xam ne seetu qaadi la abi ya'la la moom moo dem def loolu léegi mu ne qaadi abi ya'la ñoom ak ñeneen ñi ak tamimi ak ñenn jamaa ñoom ñoo dem mooy ñi nga xam ne dañaa indax maylu ila ilmil kalaam ñoom ñoo gisi ne kon ilmul kalaam war nañ ko teetale pour défendre après ñu indi benn waxu imam ahmad fu mu wax sax ak fu ñu ko islaaloo bokkul parce que imam ahmad dañ ko musa na laaj léegi su may wax si ahlul baatil su may radde ahlul bidaa est-ce que war naa radde ahlul bidaa wala war naa noppi imam ahmad mu ne soo noppee saw mu pour wala nga dem julli wu di woor mu ne ko da ngay radde ahlul bidaa moo gën julli ak woor masalan man li may def nii moo gën may ñëw naafila si heure bi
parce que ma ngi raddi ahli batil imam ahmadu loolu la wax nee na su jullee su wóoree moom si boppam njariñ si moom lay dellu mais su fekkee ne dafa raddi ahli batil mu leerale seen ne yu bon yi nee na loolu njariñu boobu njariñu amala wala moo tax mu ne ko wa yatakallam afdal donc loolu la mais kalaam bi nekkul ne si ilmul kalaam la imam ahmad wax mais comme ñoom ilmul kalaam la ñu nekk ñu daal di jëli waxu imam ahmad di ko istilaalu fii nii après si la waxu ji foofu la continuer ba waa ji wax wa ma tamassaka bihi al awwaluna min qawli ahmad fa huwa mansuuxun après mu daal di indi mu ne qaala ahmad fi riwaati hambal bi nga xam ne moom la Moustapha Sylla indi Moustapha waroon na gëstu ban riwaaya hambali la ñëw mais comme day tappale mu dem mu xalaal gis foofu riwaaya bu nekk si hambal riwaaya même riwaaya hambali bii la mu daal di topp mu ne xaalal xalaal qaala ahmad mu daal di bàyyi xalaal mu daal di bàyyi waa ji nga xam ne moom mooy hambal summa stadalla li dalika bi qawlihi taala lii Moustapha da ko def waxu imam ahmad c'est faux waxul dëgg lii nekkul si lii du waxu imam ahmad waa ji nga xam ne moom mooy boroomu téere boobu yi nga xam ne ibnu mufli dafa ne waladi abi ya'la moom moo istidlaaloo fii nii moom mooy istidlaaloo si waxu ji mu ne summa stadalla li dalika bi qawlihi taala wa jaadilum billati hiya ahsan kon gis ngeen ne ahlul baatil li ñuy def si waxu nit ñi te waxu ji nga xam ne mooy riwaayati Hanbali moom la Moustapha jëlaati waxu ne nee na mu ngi si xalaal te moom si boppam xam na ne aaya bi nekku fo mu imma Moustapha moo dem si xalaal mu battari waxu ji donc bu boobaa wax na loo xam ne lu garaaw la wala da ko jëlee si beneen téere waaw mbokk yi léegi dinañ dem si as sunna lil xalaal pour ngeen xam ne Moustapha Sylla yi fi tàppale bi nga xam ne moom la def si audio bi nga xam ne moom la wax ne mu ne riwa xalaal parce que moom loola xalaal indi na sanad mais lan moo tax wa tuddul sanad parce que sanad bi Hanbali mu ngi foofu léegi il faut mu effacer Hanbal pour wënnal nit ñi ne kon ñaari riwaaya yi bokkul pour wënnal nit ñi ne li nekk si ibnu mufle bu ñu nee fi riwaayati Hanbal ak bii nii bokkul moo tax ne mu ñëw di dagg waxu jooju noonu mu ne imaamu ahmadu nee na loolu ab mbiru mu saay-saay la parce que loolu warul nekk nit ku baax du def loolu mais ku gëm sa bopp sa te dofoo war nga bàyyi zaaro yi ni parce que xam nga ne lépp loo lent lépp li ngay nëbbatu nit mun na ñëw di leerale loolu te loolu mubtada musul def su mbirum saay-saay lu dul yàlla indi benn ahlu sunna boo xam ne day leerale saay-saay mubtada bi moom loolu la xamul te lii day tax ne tan nit ñi dañu lay jëppi même ñi nga xam ne dafa la xaw a fonk tuuti rek da lay jëppi mais balaa ñuy wax loolu yëpp est-ce que imam ahmadu waxu bi nga xam ne dafa ne ñoom dañuy dégle pour nit ñi noppi dañ doon wax ni nañuy noppi est-ce que boobu noonu si ilmul kalaam la doon wax wala si lan la doon wax muy batterie bi nga xam ne Moustapha Sylla def na encore parce que waxu ji su indee waxu ji yëpp day mabbu li mu bugg saxal dina imam ahmadu dafa taraajo moo tax ne am na wax boo xam ne dafa am solo mu bàyyi ko foofu mooy lan xam nga imam ahmadu dañ ko laaj ab laaj moo tax mu wax loolu kan moo ko laaj mooy Hanbali bi nga xam ne riwaayam lañ yóbbu fale riwaay boobu noonu ab su'aal la imam ahmad de ko tontu mais su'aal boobu mooy lan su'aal boobu moo lay wane ne kon ñi nga xam ne mooy ahlul kalaam yi nga xam ne surtout waladi abi ya'la bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ilmul kalaam ñoo jëlee waxu jooju encore bàyyi dévier waxu ji foofu la njëkk a tàmbale dévier waxu ji bu ñu dévier waxu ji Moustapha Sylla gisi loolu au lieu que mu jàngat moom tamit ñeme yàlla lool
imma mu ñëw si boppam mu xool xalaal mu gis encore nafsu riwaayate xam na bu baax li nekk falaak fii du bokk mu daal di continuer di tadlis nobbu sanadu bi pour ñu jàpp ne benn waxu la fekkee du pour ñu nobbu sanadu pour ñu gëm ne ñaari waxu la te fekkee benn waxu la mais tamit am na loo xam ne sual bi question bi da koo battre da koo effacer parce que su question bi ñëwee rek kon moom lu mu bëgg du am kon dina leer ñëpp dinañ xam ne moom moo waxul dëgg mais imam ahmadu musul wax ne day taraajo si an ilm li mu doon ŋaññee ilmul kalaam mooy lan xalaali nee na wa axbarani aliyu bun isa anna xambalan xaddasahum qaala qultu li abi abdillah anna yaquba bna shayba wa zakariya ashirki bn ammar annahuma innama axada anka hada al amra alwaqf فقال أبو عبد الله كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن فلما دعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي حنبل سي خلال حنبل دفنه دملاج Abu Abdillah ma ne ko Yaqub ibn Shayba ak Zakaria Sharki ñoom nee nañu yow la ñuy déggee ne ñu ne nañuy noppi al waqf nañu yëm foofu fan la ñu war a yëm mbokki waqf bi mooy dinaa ko leeral waqf bii nii bi nga xam ne dañu wax ne nañu waqf mooy suñu ne alquran kalaamullah ñu noppi loolu dinaa ko leeral mais dama bëgg ñëw leeral leen fii saay-saay bi nga xam ne moom la Moustapha def si kii bi xambali loolu la doon laaj imam ahmad dégg naa diw ak diw ñu ne yow yaa leen wax loolu pour ñu noppi si ñu waqf al waqf waxul sa ab sukuut waqf te ñu ñëpp xam nañu ne ñi nga xam ne imam ahmad dafa leen tudd ahlul waqf al waqifa ñëpp xam nañu ne ñoom ñooy ñan mooy dañuy ñëw wax ne alquran kalaamu la ñu noppi si duñu wax ne laysa bi maxluqin foofu la njël beñ salaf yi doon wax ne alquran kalaamu la dañu si noppi mais ba saay mubtadaa ñëw ahlul kalaam dañu wax ne alquranu kalaamullahi maxluqun wal iyaadu billah salaf yi foo ñu ñëw di leeral ne ñu ne laysa bi maxluqin wala gayru maxluq léegi nag foofu la xambali laaji imam ahmad waqfu boobu noonu ñeenee na ñoom si imam ahmad lañ ko jëlee suñu ne alquranu kalaamullah ñu noppi duñu wax gayra maxluq mais ba gaa yi commencé di wax ne alquran maxluq donc ahlu sunna indi ziyaada bi buy wone ne alquran laysa bi maxluqin kon ku waxu ji nga xam ne moom la imam ahmad wax ne kunna naamuru bis sukuuti wa natruku alxawda fi lkalaami si waxu ji la mooy duñu wax daalu woon wax alquran kalaamullah gayra maxluq daalu ñu wax gayru maxluq mais ba gaa yi dugg si problème bi di indi maxluq ñoom ñu daal di yokku laysa bi maxluqin mais pas comme Moustapha Sylla bëgg gëmloo nit ñi ne imam ahmad dañ doon tere nit ñi si ilmul kalaam day doon ŋàññi mais léegi bàyyi na loolu taraajo na si loolu du dëgg wallahu almustaan léegi pour ñu xam dëgg saay bi nga xam ne moom la Moustapha Sylla waxu fii nii di ne imam ahmad dafa taraajo ŋàññi bu muy ŋàññi ahlul kalaam wala ilmul kalaam pour nga won le waxul dëgg nafsu riwaaya si même riwaaya bi nga xam ne moom la wax moom riwaayatu xalaal moom la si radd bi foofu lay bàyyi ko d'abord imam ahmad ba mu waxee waxu jooju xoolal waa ji dafa ne qultu li abi abdullah man dama jaaxal ne su fekkee ne Moustapha Sylla si boppam moo ñëw si xalaal di def lii yëpp vraiment nga xam ne kon am ragalal yàlla moom nekkul si moom parce que su fekkee ne moom moo ñëw si xalaal gisi tibb waxu jooju noonu foofu si digg wax ñaari waxu yëpp mu daal di waxu ji nga xam ne moo ko neex te crime bi nga xam ne da ko def yi d'abord nëbbu tur xambal ñaaral bi nëbbu laaj bi question bi
ñetteel bi li ñëw si ginnaaw jawaabu bi tamit mu daal di nëbbatu su nëbb loolu yépp te feeñ waxu ji imam ahmadu muy wax ne bul toog ak ñoom yaakaar naa loolu moo foofu moo jeexale mbir mi te nafsu riwaaya léegi ba mu waxee loolu Hanbali dafa ne wax naa imam ahmad léegi fa man waqafa fa qaala laa aqulu maxluqun wala gayru maxluqin léegi ku noppi léegi mu yem mu ne alquran kalaamullah mais mu ne du ma wax maxluq wala gayru maxluq fa qaala kalaamun suu wax na waxu ju ñaaw huwa daa mawdiu suui waquufuhu nee na taxawam boobu noonu ba muy taxaw noonu di noppi loolu am mbirum lu bon la mbirum ñaaw la kayfa laa yaalam lu tax du xam ndax maxluq wala laysa maxluq mu ne imma xalaal wa imma haram imma hakada wa imma hakada qad nazzaha allahu azza wa jalla alquran an yakuna maxluqan yàlla subhanahu wa taala dafa setal alquran pour mu nekk am mbindeef wa innama yarji'una haula ila an yaqulu innahu maxluqun fastahsanu li anfusihim fa adharu lwaqfa mu ne ñoom dañuy dem seen waxu ji fi ñuy dem mooy ñu jàppee ne alquran maxluq la mais ñu jàppee ne ñu ne nañu yem fii nii alwaqifa imam am daal di waa ne alquran kalaamullah gayru maxluqin bi kulli jihatin wa ala kulli tasrifin mu ne alquran kalaamullah la du benn mbindeef Hanbal daal di waa ne qultu radiyallahu anka laqad bayyanta min hada al amri ma qad kaana talabbasa ala annas mu daal di wax loolu imaam Ahmadu mu ne jërëjëf leeral nga mbir yoo xam ne dafa jaxasoo woon si nit ñi imaam daal di wax ne laa tujaalisuhum wala tukallim ahadan minhum mu le bu leen toog ak ñoom mooy ñi nga xam ne al waaqifa la wala ahlul kalaam la bul waxa ak kenn si ñoom lii la imaam Ahmadu wax si nafsu riwaaya léegi aaya bi nga xam ne moom la Mustafa ne imaam Ahmad da ko istidlaalu ana aaya bi fii te riwaaya Hanbali bi la léegi su fekkee ne dafay dëgëree bopp di ne riwaaya bi nga xam ne moo nekk si Ibn Muflih ak riwaaya bi bokkul léegi nañu indi sanadu riwaaya boobu noonu ak ban téere la nekk ak fan la imaam Ahmad istidlaalu si wax jooju pour nga xam ne haawulaay mutanaaqiduuna fi anfusihim daa iman dañuy weddi seen bopp yow ngay weddi koo xam ne nga ne li ngay indi amoo sanad yow nga indi ñaari riwaaya boo xam ne indoo sanad non seulement ngay battre waxu jàmbur donc téere bii si boppam riwaaya bi nga xam ne moom la islaaloo riwaaya boobu si boppam dafay leeral ne Mustafa lu mu waxul dëgg imam Ahmadu musul waxu kenn ne léegi nit mun nga dugg si ilmul kalaam bal mujjanteli riwaaya bi si boppam lan la wax mu ne laa tujaalisuhum wala tukallim ahadan minhum donc waxu ji fan la jëm mooy ay waaqifa pour nga comprendre loolu nañ dem yeneen riwaayaat yi nga xam ne dafay ñëw di leeral loolu ba tey xallaal dafa indi riwaaya mu ne Abdullah ibn Ahmad moo riwaaya si papam mu ne man kaana fi ashaabi alhadis aw min ashaabi alkalaami fa amsaka an yaqula alquran laysa bi maxluqin fa huwa jahmiyun imam Ahmad nee na képp ku nekk si ahlul hadis d'abord bàyyil xel si fii aw ashaabul kalaam wala waa kalaam gis nga imam Ahmad dafa séparé diggante ahlul kalaam ak ahlul hadis ashaabul hadis leneen la ashaabul kalaam ñeneen la si imam Ahmad bokkuñu almugaayara yadullu ala tabaud moo tax mu ne fa amsaka mu ne duma wax képp ku gis si ashaabul hadis wala ashaabul kalaam mu ne du wax ne alquran laysa bi maxluq ne na kooku ab jahmi la donc imam Ahmad waxam yi nga xam ne moom la doon wax fale loolu la ba tey soo ñëwee si xallaal da ngay fekk si riwaaya Maruzi xallaal dafa ne wa axbarna Abubakar al Maruzi qaala sa'altu aba abdillah an man waqafa laa yaqulu gayru maxluq qaala ana aqulu kalaamullah qaala yuqaalu lahu inna al ulama yaquluuna gayru maxluqin fa in aba fa huwa jahmiyun mu ne imam Ahmad
dañ ko laaj fii nii mu ne su fekkee ab nit ko xam mu ne damay wax rek alquran kalaamullah te damay noppi du ma wax ne laysa bi maxluq wa xayru maxluq imaamadu nee na nañ ko ne al ulama dañuy wax ne xayru maxluq su bañee donc kooku ab jahami la kon yii moo tax ne imaamadu lu mu wax ne ñun dañ doon noon digale nit ñi pour ñu noppi loolu la mais du mbirum kalaam comme tadlis bu kati bu mag bi lu mu wax ba tey soo demee si xalal pour ngeen xam ne imaam ahmadu waxu bi nga xam ne moom lañ doon wax nit ñi pour ñu noppi si loolu mooy di wax alquran kalaamullah nga noppi li ñu mujjee tere mooy loolu dañ koy bàyyi soo wax alquran kalaamullah foog nga wax ne xayru maxluq ba tey soo demee si sunna lil xalaal dafa ne wa axbarana suleyman ibnu al ash'as mooy abu daawud saahibu sunan qaala sami'tu ahmad yus'alu hal lahum ruxsa an yaqula ar-rajul kalaamullah wa yaskut ndax lii nit mun nañ kaa maye mu wax rek alquran kalaamullah mu daal di noppi qaala imam ahmad nee na walima yaskut lu tax muy noppi qaala imam ahmad nee na lawla ma waqa'a annaasu fiihi kaana yasacuhu sukut walakin xaytu takallamu fi ma takallamu li ay cheyin la yatakallamun mu ne su fekkee ne nit ñi waxuñu woon na li ñuy wax ni mooy alquran maxluq wala iyaadu billah moom mënoon naa noppi mais comme génnaw ñoom wax nañ seen waxu ju bon boobu noonu mooy bu ñuy wax ne alquran maxluq la léegi lan moo tax yéen doo leen wax ne alquran laysa bi maxluq pour daal di dàq lépp loo xam ne mooy ab subha lii imam ahmad xalaal moo ko riwaaya jëlee ko si abu daawud sanadu boo xam ne sanadu bu wér la amul benn iskaliya kon caaxaan boobu bi nga xam ne moom la Moustapha def fii ni loolu tarixatu ahlu bidaa yépp la di leen tale mbiri pour nit ñi mun a foog ne leneen yi la ñuy wax te ndekete yoo li am ak li nekk fale bokkul xalaal ba tey indi na benn wax mu ne ba léegi si riwaaya abu daawud mu ne wa samitu ahmada qila lahu inna fulana rawa anka annaka amartahu an yaqif qala wa ana lam uthbituhu ma'rifa illa ba'd wa innahu rubbama sa'alani al-insan an ash-shay fa aqif la aqif illa karahiyata al-kalam fi mu ne abu daawuda moom moo ne am na ku ne imam ahmad mu ne dégg nañ kenn di wax ne yaa ko ne na noppi mooy su ne alquran kalaamullah mu daal di noppi mais imam ahmad nee na loolu yéguma ko munuma kaa saxal parce que ku xawma koon lu dul léegi nii mais man nag des fois nit ñi mun nañ maa laaj si ay mbir du ma si bëgg wax ma daal di yéemu fo du ma si bëgg wax waaw donc loolu yëpp day teetale ne ñooñu li ñu doon no seen wax yooyu yëpp lan la doon kii ni nekkul ne dafa bëgg di ne waaw léegi ilmul kalaam moom waaw ilmu bu baax la c'est pas vrai loolu du waxu dëgg li imaamu ahmad doon wax noonu mooy ñi dañu doon wax nit ñi ne waxu leen quran kalaamu la ngeen noppi mais comme nit ñi commencé nañ di indi bidaa di ne alquran maxluq wal iyaadu billah ñu ne léegi amatuñu moyen pour ñu noppi te waxu jooju du imam ahmadu kese ba tey xalaal indi na si benn waxu boo xam ne da ko jëlee si alhasan ibnu ali ibnu umar al misisi jëlee ko si ahmad ibnu dawraqi jëlee ko si aba nadir mu ne ki nga xam ne moom mooy yenn si buur yi ki ñu wax ne ibrahim ibnu shakla mu indi leen indi miris yi bañ ko doon bëgg a rey léegi kooku wax ne mu ne fa qaala lana ma taquluuna fi alquran lu tax lan ngeen di wax si alquran qaala fa qultu alquran kalaamullah gayru maxluq kan moo wax loolu mooy abu nadir mooy wax loolu alquran kalaamullah
غير مخلوق دو مخلوق أبدا فقال بورو بدال وانه لما لم نقل كلام الله ونسكت لوتاخ دونو وانه كلام الله رك ني نوبيس قال قلت لأن هذا العدو لله قال مخلوق فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق مونيكو باسكو واجي غا خامني مومو نونو يالا بيغا خامني مو نيكي موي مريسي بي موم نينا القران مخلوق لا ñun amatuñu benen pexé lu dul ñu wax ne غير مخلوق kon li la ñom imam ahmad doon wax sukutu bi ñuy wax fi lañ mais du ne dañ doon wax sukutu si fallait après ñu dal di wax lolu c'est pas vrai lolu du deug ba tay ci sunna si imam ahmad di leralé ne bara'atuhu min ahli al-kalam lolu dinañ ko leral légui bo démé ci sunna li abdullah ibn imam ahmad indi na fofu lettre bi nga xamné ci lettre bi ki la ko yonne moy buru jamono jo al mutawakkil billah mom mo sakku ci mom pour mu leral mbiri taxaway nga xamne mom lay taxaw ci alquran ñu daldi sakku ci imam pour mu bindi lettre bobu nonu imam ahmadu domom bi nga xamne moy abdullah riwaya nako en même temps domom bi nga xamne moy salih riwaya na ko tamit riwaya nako mais ahlul batil ñom mustafa silla ak ñu mel nonu min ahlil bid'ah da ngay gis ne dañuy baye mbir yi nga xamne mutaxassisuna fi rajul ay waxam ñu baye ko dem jëli waxu ñeneen ki nga xamne da fay gis waxu bi nga xamne mom la imam ahmad wax ay domam ñu ngi fi ak ñom abu daoud ak ñom marwazi ak ñom ak ñeneen yi nga xamne ay ponkal yi mag lañ ci ashab imam ahmad ñu bàyyi yooyu yëpp seen wax di ñëw di wax ne xalaalu kii wax na nangam nu mu tudd ibnu muflih indi na si téeram ibnu muflih qarnu thaminil hijri la dund imam ahmad ay doomam yi di saxale ay waxam yu leer nañ loolu yëpp dañ koy sànni fale parce que xam nañ ni lépp loo xam ne ay doomam dañ ko riwaaya day nekk lu leer nañ mais ginnaaw ñenn xanaabila yi nga xam ne ay qarnu rabi' ay zubala la si nu mu tudd si waa ji baqillaani ñu ñëw indi ay pas-pas yu bon askano ko si imam ahmad da ngay gis ne yooyu la ñuy jël te loolu si bayhaq yi moo njëkke tàmbale yooyu di jëli waxu bi nga xam ne moom la tamimi yu nii di askano si imam ahmad ñu bàyyi ko foofu ñu jële boobu noonu bàyyi li doomam yi riwaaya bàyyi li tullaabam yi di riwaaya yi nga xam ne ay siqaati lañu parce que ñi dañuy wax lu neex ci baqillani di jëlé lolu di askané ko ci imam ahmad mais pas nit soko bëggé ay doomum ay tullaabam yi su fekkee lu leer nga bëgg ñoom nga ko mëna jëlé motané so démé ci risala bobu nonu imam ahmad di léralé fofu nonu mu né walastu bi sahibi kalamin duma sahibu kalam duma mbirum kalam abadan wala ara al kalamu fi shay'in te bëgguma lenn loo xam ne day dem ci xam-xam kalaam kon illa ma kaana fi kitaabillah azza wa jalla lu dul lu nekk ci alquran aw fi hadisin an nabi sallallahu alayhi wa sallam wala li nekk ci hadisi nabi sallallahu alayhi wa sallam aw an ashaabi aw an ittabi'in mu ne fa amma gayru dhalika fa inna alkalama fihi gayru mahmudin wa inni as'alu allah azza wa jalla an yutila baqaa amiri almu'minin wa an yuthabbitahu wa an yamuddahu minhu bima'una innahu ala kulli shay'in qadir lii mooy risaala bi nga xam ne dafa leen imam ahmad di leerale nañ pas-pas bi nga xam ne moom la am alquran ak sunna la ak asaaru salaf bokkul si ilmul kalaam buggul kalaam si len li ay doomam riwaaya nañ ko boo demee si su'alaat masaili imam ahmad li riwaati salih di nga ko foo fekk comme soo demee si sunna li abdillah li imam ahmad da ngay fekk waxu ji foofu kon mooy lu leer moo tax ne imam zahabi nee na risala bi lu saara bu wér la mu ne fa haadi risala isnaaduha ka shams kon loolu mooy ki ne mais pas comme ay mbir yi nga xam ne dañ ko askano si imam ahmadu si ay waxu yi nga xam ne wérul wallahu almustaan mbokk yi xam naa dañuy bugg tënk
mais balaa may tënk waxtaan bi dama bëgg leerale benn wax ngeen bàyyi ci xel ñenn ci xanaabila yi dañaa jëli yoonu kalaam bi daal nag ñoom ci kullaabiya la ñu gën a jege wala ashariya la ñu gën a jege ko yoonu ahlu sunna ñooñu noonu ala mazhabi imam ahmad fil fiqh ñu leen wax ne ay xanaabila léegi ñooñu noonu suñuy bindi ci wàllu pas-pas dañuy wax masalan sit ibnu Taymiya lu mu wax dañuy indi seen fahamu askanoo ko ci imam ahmad te ahlu baatil yu bare dañuy def loolu wala jële waxu salaf ñu gis ne lii mooy waxu salafu dafa leer nañ ñu ñëw di taawile waxu salaf di ne wax salafu nii la ñuy jubul am na ñi nga xam ne dañuy leen wax ne at tamimiyuun yooyu noonu dañoo jamonoonte ak baqillaani di xareet lool ak baqillaani min aimmatil ashaira dañ koy tagg moom tamit da leen di tagg parce que ñoo bokk ci yoonu kalaam bi léegi ñooñu nag comme dañuy nekk ci mazhabu hanbali mazhab imam ahmad dañuy jël ay wax di ko askanoo ko ci imam ahmad fekkee waxu ji nga xam ne moom la Moustapha bugg istilaaloo lenn la ci loolu gaa yi ñëw di jël imam ahmad fu muy waxe ne di radd ahlul baatil ñu jëfee loolu di ko istilaaloo di ne ilmul kalaam shay'un mashru boo ñu daal di dem bugg wax ne ñi nga xam ne ñoom ñooy mutaqaddimuun yi li ñuy jàpp ci waxu imaama du nee na loolu mansuux la xam naa kay nit ci sooy nas kay mutaqaddimuun yi ñoo koy nas ñi nga xam ne ñooy riwaaya ñoom seen wax kay lañu war a taqdim parce que imaama du ay doomam ki ko jege ay doomam ñoo ko gën a jege te riwaaya nañu ci moom ñaari yépp riwaaya nañu ci moom ay mbir yi nga xam ne dafay ŋaññi ilmul kalaam dafay wane ne moom dafa sore xam-xam kalaam ay tullaabam yi nga xam ne nit ñi xam nañu ne dañaa ay siqaat lañu bal xambali bi nga xam ne moom lañu bu ci laaloo ci juz'un min kalaam yi ci waxu jooju ci boppam bi nga xam ne dañ ko battre dafa saxale foofu noonu imam Ahmad dafay signaler ne nañu sore ahlil kalaam mais comme ñoom ci ulamaawul kalaam la ñoom ci ahlil kalaam lañu bokk ñu bëggu defaral seeni taxawaay dañuy jële ay waxu askanoo ko ci imam Ahmad fekkee waxu ko moo tax ne Zahabi ba ma leen indee waxu lettre bi fu imam Ahmad doon wax ne wa lastu bi saahibi kalaamin wala ara al kalaama fi shay'in min dalika illa ma kaana fi kitaabillahi azza wa jal aw fi hadithin an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam aw an ashaabihi aw an ittaabiin imam Ahmad lii lay wax waxam yépp ci lii lay jëm du jéeli am xel di ne day saxal ni am pas-pas non di jël ay xel di ne day radd bidaa non kon moom dafa sore ci ilmul kalaam lépp lu muy def ak li muy wax dafay méngoo da koy tib ci alquran ak sunna ak waxu salaf moo tax ne imaamu Zahabi ci taarixul islaam mu ne هذه رواة هذه الرسالة عن أحمد أئمة أثبات من أشهد بالله أنه أملاها على ولده من مانغي سيد لله سبحانه وتعالى وهو جين رسالة بإمام أحمد ديكو إملا ديكو ديكتي أي دومم parce que ñaari doom yëpp riwaa nañu ko Salih ak Abdullah si Salih mu ngi si masaili imam Ahmad fi riwaayati Salih Abdullah mu ngi si kitaabu sunna mu ne wa amma gayruha min arrasail almansuba ilayhi ka risalati alistakhri fa fiha nadarun wallahu a'lam mu ne
mais li si des ay risaala yi nga xam ne dañ ko nasaba imam Ahmad loolu dañ ko war a gestu lu bari surtout risaala istaxri risaala boo xam ne dañ ko askano si imam Ahmad am na ay waxu yoo xam ne da ngay xam carrément yi waxu ahlu kalaami lañ yooyu nit ñi war nañ si bàyyi xel bépp wax boo xam ne dañ ko bugg saxal si imam Ahmad demal si riwaayati doomam yi dañ ko foo fekk wala xalaal kaana min al mutaxassisina fi riwaayati imam Ahmad fi kalaami imam Ahmad moom fekkewul imam Ahmad mais dafa fekk ay tullaabi imam Ahmad comme Marwazi ak Hanbali ak Abu Dawud da doon jële ñoom seen riwaayaat yi kon nañ si bàyyi xel donc mu ne tamit si beneen ne si siyaru alaam nubala mu ne fa hadihi risala isnaaduha ka shamsi fandur ila hada nafasi nuraniya la ka risalati al istakhri wala ka radd ala al jahmiya al mawdu ala abi abdillah kon yooyu mooy yi nga xam ne imam Ahmad da ko indi imam Zahabi dafa indi pour leeral ne di ne risaala bi dafa sax te lu muy saxal foofu dafay wane ne moom amul jotul dara ak xam-xam kalaam donc loolu nañ si bàyyi xel lu bare am na ay rasaayil yoo xam ne dañ ko askanoo si imam Ahmad wala jële ay wax yoo xam askanoo si moom te du dëgg lenn la si risalatu istaxri bi nga xam ne moom la imaamu Zahabi waxu léegi wallahu aalam léegi wax yi nga xam ne dañ koy askanoo si imaam Ahmad ay mbir yi nga xam ne waxu ko Sijzi soo demee si téereem bi nga xam ne moom la ñu wax risalatu Sijzi ila ahli zabid fi radd ala man ankara al harfa wa sawt mu ngi doon tambihi nit ñi di jëlle bépp téere bi nga xam ne dañ ko gis nee na loolu nañu moytu mu ne day moytuloo nit ñi di jële waxu kenn wala di jël ay waxu yi nga xam ne ay téere yi nga xam ne dañuy jaxasoo dañuy talbis surtout ñi nga xam ne dañuy fenale alal madahib nee na wal kadib alal madahib qad intashar mu daal di wax ne ñoom seen jamono am na benn waaj boo xam ne dafa bindi benn téere si Asbahan waa ji mu ngi tudd Ibnu Lubban nee na moom jamonoom sax dafay dund jamono jooju Sijzi dafa génn àdduna 444 c'est-à-dire avant xaaju qarnul xaamis bi la génne àdduna c'est-à-dire xaaju bu njëkk bi si qarnul xaamis bi la génne àdduna mu ne waa ji dafa tuddee téere bi sharxi maqaalati imam Ahmad dafa ne sharxu maqaalati al imam al awhad abi abdillah Ahmad bun Hanbal nee na wa dakara fiha madhhab al ash'ari al mukhalif li Ahmad mu ne utiya minha nusakhan ila jama'atin yatufuna biha fi al bilad wa yaquluna hadha imam min a'immat ashabi Ahmad rahmatullahi alayhi qad sharha maqalatahu liyaktubuha al awwam ويظنون صدق الناقل فيقعوا في الضلالة وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب وعاد إلى أسبهان وهو من أصحاب أبي بكر ابن الباقلاني xam nga wax naa leen ne tamimiyuun yi nga xam ne ñoom ay farandoo Baqilaani lañu ñoom ñooy jëlle waxu yu bari askano ko ci imam Ahmad fu mu nekk ne Sijzi muy waxu ji mu ne kenn ki nga xam ne waa Asbihan la dañ koy wax ne Ibnu Lubban moom moo bindi benn téere di askano di ko tuddee di ne day sharxe ay waxu imam Ahmad te de dugalee foofu yépp mazhabul ash'ari la dugalee foofu ci téere boobu
ñu daal di joxu téere mbir yu bare ñëw di ko bindi di ko tasaaroo waxu nit ñi ne lii kenn la si mazhab Ahmad kii benn ponk la si mazhab mazhab imam Ahmad fu mu nekk ni daa jëlee pas-pasu imam Ahmad pour nit ñi di ko jàng nit ñi di ko gëm ñu daal di dugg si dalaala donc si noonu la jàppee ne pas-pas ashari pas-pasu dalaala la te mooy pas-pasu ahlu kalaam ahlu dalaala lañu moo tax mu ne ñoom dañuy gëm waa ji li mu wax suñ ko gëmee ñu jële ko ñu daal di dugg si mbiru mu sànkute fa yaqa'u fi dalaala mu ne waajooju noonu lañ ko génnee Baghdad si jamono jooju delloo na si Asbihan kooku kan la doon no kii ni kan mooy ndongoom te kan mooy sëriñam wala kan mooy àndandoom mooy Baqillaani boobu noonu mooy Baqillaani boobu noonu nag moom ay àndandoomu ñooy Tamimiyuun yi bi nga xam ne Ibnu Taymiyata wax na seen wax si Majmuul Fatawa muy wax ne wa kaana min a'zami al-maa'iliina ilayhim at-Tamimiyuun bokk na ñi gën a am muyul c'est-à-dire am ñi jéng jëm si ahlul kalaam jëm si ashaa'ira yi mooy ñi nga xam ne dañu leen wax at-Tamimiyuun mu ne Abul Hasan at-Tamimi wa ibnuhu wa ibnihi wa nahwuhum wa kaana bayna Abil Hasan at-Tamimi wa bayna al-qaadi Abi Bakr al-Baqillaani min al-mawadda was-suhba ma huwa ma'ruufun mashhuur mu ne nekk na diggante Abul Hasan at-Tamimi ak Baqillaani ab xaritoo boo xam ne ñëpp xam nañu ko te dafa siiw mu ne ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي gisoo donc Bayhaqi ba muy ñëw di wax si pas-pas imam Ahmad si kan la basé wo est-ce que dem na jël si téere Hanbali est-ce que jël na riwaaya Xallal est-ce que jël na riwaaya Abdullah ibn Ahmad est-ce que jël na riwaaya Salih est-ce que jël na riwaaya Abu Daoud non lan la def nee na waxuma sa Abul Hasan mais doomu Abul Hasan waxu doomu Abul Hasan moom la jël di ko askanoo di def loolu pas-pas imam Ahmad da nga gis ne saay-saay bu njëkk bi nga xam ne moom moo def loolu bokk si di jëlee waxu yi nga xam ne di bàyyi waxu doomu imam Ahmad kan la mooy Bayhaqi dafa am ay problème parce que si asaayira la ñu bokk donte ne si ulamaul hadis la bokk mais pas-pasu bu bonu bi nga xam ne moom la yore moo tax ne da doon def loo xam ne ku ko gis da ngay xam ne kii dafa fàtte sa yàlla sinon koo xam ne dafa dëgg ngay wër di pas-pasu imam Ahmad ay tullaabam riwaaya nañu si moom ay pas-pas yu leer nañ mu bàyyi loolu yépp di ñëw di jël asaira yi nga xam ne ak ahlul kalaam yi li ñuy dajale askano ko si imam Ahmad moom la itimaad yeneen saay yi jógee fale ñëw ñu ne waaw imam Ahmad lii lay wax parce que Bayhaqi wax na nangam ak nangam ak nangam donc loolu nañ si bàyyi xel Tamimiyuun noonu ñooñu waa daal nag kon nañu tënkul fii waxtaan bi parce que sama batterie mu ngi fay ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu ñu wax fii su fekkee njumte la mu jéggaluñu ko te su fekkee ne jaar na yoon tamit mu baaxee ñu mais te tamit mu yokkal ñu xam-xam bi hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad